tey nag dañoo ànd ak yéen fi ngeen xamante ne mooy Italie puis précisément région de Lombardie. Lombardie su ngeen ko déggee ngeen xam ne dëkk bu rëy la mun nañ ne sa économie Italie li ci gën a bëri fa la jóge. Lombardie tamit nekk na dëkk bi nga xamante ne immigré sénégalais yi bëri fa lañ nekk mun nañ ne 39% des sénégalais fii ci Lombardie bi lañ nekk. Lombardie tamit yor li nga xamante ne mooy plateau médical bu gën a rëy fii ci Italie. Lombardie tamit am ay jafe-jafe weer yi ñu nekk weer yi ñu génn mooy li nga xamante ne mooy crise sanitaire bi ma fas yéene ànd ak yéen rek dégg samay micro ay sénégalais ñu mën a wax ak yéen ma wan leen tamit situation dëkk bi ak lan lañ ma mën a wax ci li nga xamante ne mooy crise sanitaire bi surtout li itteel li nga xamante ne ay jeunes lañ. Cette crise sanitaire est vraiment une véritable catastrophe. C'est pas pour rien que ay président si boppam di ko considérer comme voilà une guerre. Donc man entre guillemets damay wax c'est la troisième guerre mondiale dans la mesure où vraiment monde bi yëpp la laal et ku nekk mi ngi jéem a xool nan la ciy génnee. Si vous voyez ici en Europe beaucoup d'entreprises sont en train de fermer donc travailleurs yu bëri fi mu nekk nii ñu ngi nekk en chômage temporaire. Donc ça veut dire que li ñu daan percevoir mënatuñ ko percevoir donc les charges sont fixes charges yi moom du changer donc vraiment nit ñi traversons des moments très difficiles et loolu boo ko xoolee fii en Europe am na entreprise yoo xam ne dinañ exporter mënatuñ exporter dañuy importer rek donc ça devient une véritable crise. réew yi nag wax dëgg yàlla réew bu nekk ak sa koom-koom na mu toll ak sa kattan na mu toll bu dee réew Europe yi boole quand même ñoom tamit aussi ñi ngi injecté yenn somme yi ngir rek mën a daan pandémie bi ngir mën a commencer tamit relancer li nga xam ne moo di seen économie yaakaar naa ndimbal yi ñuy joxe que ça soit muy gouvernement yi moo xam réew bu développé la moo xam réew bu développé wut ndimbal yooyu tamit c'est des aides d'urgence te aide d'urgence tamit mën ta nekk loo xam ne tamit luy continuer la te nekkul loo xam ne tamit mën na saafara tamit jafe-jafe yi nga xam ne population yi ñu ngi koy dund. toujours fi ngeen xamante ne mooy région Lombardie dëkk bu tudd Bergamo quartier bu tudd Madone tali bii ma leen di woon nag mooy dem ci centre ville bi te jour ouvrable la mais gis ngeen di mu wéetee li ko waral nag mooy ñu bëri dañ nekk chômage liggéeyuñu gouvernement bi nag dafa jël ay dogal yoo xamante ne képp koo xam ne liggéeyoo amoo droit di taxawaalu ñi mën a génn mooy ñan si ñi nga xam ne dañuy liggéeyi mbaa ñuy dem hôpital mbaa ñuy def ay achat te loolu tamit da nga war a am certificat buy wane ni que loolu ngay def soo ko yoroon nag soo dajee ñii di contrôler nañ la jox ànd yéen ngeen xool dëkk bi situation bi wér na lool fii da daan am ay nit yu bëri oto yi bëriwul luy daw benn tax benn mooy daw soo gisee benn balaa ngaa gisaat da ngay xaaraat lii may won rek situation bi fii vraiment métti na. feebar bi moom lëmbee nañ fi wax dëgg sa yàlla te fii ngeen gis Lombardie nag moo yor plateau médical bu gën a rëy ci Italie mais terewul dañoo jànkonte ay jafe-jafe gis ngeen benn par benn ngeen di gis ma ànd ak genn ci côté centre ville bi gis ngeen ñuy tëj ay services yu bari dañoo tëj liggéeyuñu ñu dox tuuti ma wan leen fii xoolal fii yëpp ay bërëbu liggéeyukaay ñoo fi nekk fii nii sama kanam ma dox tuuti dem ci kanam ñi ñëpp dañoo tëj ndaxte gouvernement bi dafa am heure yu muy joxe kuy ubbi ak kuy tëj lii daal mooy wane ni que crise sanitaire bi moom laal na dëkk bi lool lool lool. kon boog téléspectateurs yi ñoo ngi leen di remercier bu baax a baax te di leen di jox di daje beneen yoon lii dañ leen indiloon rek fi nga xamante ne mooy Lombardie ci dëkk Bergamo.
penser à un monde où l'humain, dans toute sa splendeur, est respecté, au-delà de toute appartenance, que ce soit religieuse ou ethnique. Pas de poison. L'humain en chacun de nous pour le vivre ensemble. Le peuple du Sénégal est mon peuple. Et je sais que c'est un défi que déjà a relevé nos ancêtres. Pourquoi pas nous? Vive le Sénégal, vive la paix et pardon. original séeréer. original séeréer yow est-ce que dégg nga séeréer yow. ak joolaay. est-ce que dégg nga séeréer. si waaw bu baax sax. ah. làqal yow dégg nga séeréer yow séeréer nga baax. waaw yow sama farce ngi. làqal ma dégg man de séeréer laa di. na fi yow. xemen. waxee noo saa. yaxanoo saa boobu moom fa laay yem. yaa ngi noos. bari ko ci. jaajëf waay ku baax xewal. boo xëyee di nga am ñaata par jour. nu muy demee. mënoo ko takk ndax mi ngaa ji ci journée bi rek man na neex mais bu neexee en fait bu journée bi neexee di nga jaay ay 200 000 francs 300 000. jàppale dimbali leen pour mu gën a dox lan ngeen gën a soxla. daal di suñu problème mooy sàcc njur gi loolu moo di jël jàng sàcc njur gi maanaam yow béykat nga waaw nga nekkoon ci àll bi di bay waaw d'accord lu la indi fii ndax sàcc gi sàcc bi amatul moo la indi boo fii demoon yor sa jur doo nelaw mën nañ ko sàcc gaañ la wala ñu sàcc ko yóbbu ko ñu sàcc ko nag xanaa amu leen lu leen di kaaral jur gi maanaam ba nga xamante ni wala ñëw si day yor fetal yow yoroo benn lu may ay jaas ak ñeent fetal la ñuy yor ak jaas mais jur gi ñu ko sàccee ñoom fu ñu koy def ci ay oto. day jaay bu dee xar yi dañ koy jaay ñu def bu dee fas yi dañuy jéggi moom xale ci dem ak ñoom loolu métti na de loolu moom mbaa jooy ngeen ko foo leen ko wax loolu daal moo tax nga ñëw fii nii yow soo amoon lu la gënal doo jaay ci àll ba ngay dem di bay. yaa ngi liggéey ci taxi bi. non taxi bi. ah 2011. 2011 ba léegi. waaw. 2011 ak 2000 ba léegi war na mat fukki at ah. fukki at. waaw. waaw ma ko mottee. ah. wala waaw. yaa ngi ciy gis sa bopp bu baax. ah maa ngi ci yor saa njaboot de. ah kay sant yàlla la. ah. ci loolu kay sant yàlla la. sant yàlla bu baax la. lan mooy jafe-jafe yi ngeen di rencontré ci liggéey bi. liggéey bi ah dafay yenn saa yi moom ah dëgër rek yenn saa yi versement teel de nga muñ loolu. ñaata ngeen di versé par jour. 10 000. 10 000 francs. waaw. semaine bi ñaata la. 60 000. 60 000 wala dimanche doo ko verse quoi. d'accord. ah oui lu tax versement yi di dëgër. ah dinaa moom rek